CSB Samsung Brand Shop nekk fii ci cité Kër Gorgui moo leen di may li xew ci biir internet bi. jaa ngeen jëf nuyu nañ leen comme niñ ko baaxoo di defee altine ba alxames ci bu waxtu bi jotee à partir de 13h30 gannaaw information yi nga xamante ni rédaction bu télévision Futurs Médias moo leen koy dégtal ñun ñu daal di ñëw mën na ànd ceeg Merry Beye Diouf ñu ñëw yaatal li xew ci biir internet bi Merry maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar Mamadou di nuyu suñu téléspectateurs yi di leen jaajëfal te di leen naan dal leen ak jàmm ci seen émission lu xew ci biir internet bi. jaajëf ñu ngi lay béggee internet yaa ngi lay béggee. Merry dama doon xool sànq sa téléphone Samsung comme bu leen fàttee jili CSB mooy wala CSB shop nekk fële ca rond-point Kër Gorgui cité Kër Gorgui mooy sponsor officiel bu li xew ci biir internet bi foofu nag mën nañ fa am ay téléphone portable gis naa sa téléphone portable Samsung bi am na solo ah. waaw gis nga ko nii moom laa koy wane nii sax. ñu daal di ko gis donc. xeetu téléphone yi waaw xeetu téléphone yi mën ngeen ko am foofu nga xamante ne moo di fële sa CSB bu nekk rond-point cité Kër Gorgui. ci chez Jibi lañ koy wax donc. téléphone bi di 77 420 34 48. wala 33 822 47 00 soo leen fa demee non seulement di ngeen am ay téléphone mais aussi ay appareil électroménager. yoo xamante ne yu mucc ayib la avec une garantie de 24 mois. loolu moom en tout cas ñu ngi koy di conseil téléspectateurs yi wala internautes yi ñuy dem di jëfandikoo foofu wala ñuy dem di bu ñu soxla ay appareil électroménager téléphone portable Samsung yi. climatiseur yi surtout ci période tàngaay bi yenn clim yi. foofu ca jili CSB wala CSB nekk fële ca rond point cité Kër Gorgui Merry wax na ko jox na numéro téléphone mais gis nga kiitu écouteur téléphone portable yi. waaw dañ koy soxla foofu. boo leen ko soxlawee S20 Samsung la. mi ngi foofu ca cité Kër Gorgui fa la béréb bi nekk mu nekk béréb bu yaatu te yaaññi. en tout cas ñi ngi leen di jaajëfal internautes yi bu leen fàtte. hashtag émission bi sunu net la muy ay dañuy boole utile ak agréable comme ni ñu koy waxee wala di ko baaxoo di waxee saa su ne heure bu baax bi jot na dañuy tàmbali ak message yu Facebook yi. waaw message yu Facebook yi de plus en plus ñu ngi daal di gën a bëre. donc dañ siy tànn rek di si wane yenn yi parce que comme on l'a dit li xew ci biir internet c'est une émission qui est interactive. donc dañuy wax et en même temps internautes yi di daal di commenter di si direct bi donc comme ni ngeen ko gisee nit ñaa ngi commenter bu baax ñu ngi ñuy may ay cœur. waaw ñu ngi ci bokk di def seen même démb sax yaa ngi doon wax ne que raconter leen seen anecdote bu seen yaay doon dóor. naka ngeen doon def am na ay internautes yoo xamante ne commenté nañ daal di ñoom tamit indi seen xalaat ku nekk di rappelé wu voilà seen souvenir ku nekk di wax sa yaay bi mu la doon dóor naka la donc li xew ci biir internet loolu la ñun dañ leen di jox kàddu ngeen daal di ñu ko delloo ci saasi ñu waneel leen ko ci saasi. émission bu baax bi comme ni ko benn internet waxee léegi waxtu bi jot na dañuy tàmbali ak message yi nga xamante ne yéen ñu koy envoyé Merry wax na ci Facebook bi Twitter bi jot nañu ay message yu am solo comme nañ leen ko waxoon émission bi seen émission la c'est interactive li ci internet bi wala li ci biir internet bi wala lu xew ci biir internet bi jot nañu benn message bu nga xamante ni waa ji nee na ëttu internet bi. waaw moom feneen la fëlee moom. waaw envoyé leen ñu message bi ñu xool ko commentaire mu gaaw muy commentaire internet bi moom li mu njëkk a joxe dafa ni mi ngi ni l'émission qui nous accompagne durant les vacances yi neen dafa naze quoi. waaw félicitations à vous j'aurais aimé qu'on le surnomme en wolof ëttu internet love à vous. merci Petit Mëm Gueye merci Petit Mëm Gueye donc ce message jàll na. pourquoi pas dinañ ci xool aussi. li ci internet bi ëttu internet bi voilà loolu dafa daal di nekk lu baax. et puis ak vacances corona bi moom c'est vrai que nit ñi waaw ñu ngi nekk toujours seen télé wala seen i téléphone wala seen ordinateur. di seetaan la télévision Futurs Médias la seule télé digitale. jaajëf
télé digital bañ ko commencé yàgg na nag. dëgg la Social TV. dëgg la non dañuy bàkku parfois. depuis 2014 2015 ba léegi ñu ngi def Social TV. macha allah c'est interactif jaajëf. Mairie nag tey dafa ñëw sañse de. tey dama sañse de. moo taxit waa ji nee na looy wax waa koñ ba Mairie. waa koñ ba nii daal laay def tey. ni image bi. wala ñu image bi Mairie tey comme expression yi ñuy utiliser ci internet bi lan lay wax waa koñ ba tey dafa xëyee lu garaaw damay wax nii rek di ko kii dama koy suturaal xoolal lii gàcce bu garaaw la ñëwee nii. man mii. dellool ma ci beneen image bi avant bii di ñëw beneen bi avant bii di ñëw walla bii. tey de nii la Mairie ñëwee tey kii yow la lan la ñuy wax waa koñ waaw man daal damaa ñëw dugg ci biir kër gi rek fekk Ndiaye toog def ni ma ne ko Ndiaye lan la mu ne lu may wax waa koñ ba ma ne ko lu xew mu ne ma yow bàyyi bu ci émission bi rek lu may wax waa koñ ba laay laajte. mais nag ambiance bu neex comme ay vidéo yi nga xamante ni dañu koy envoyé hashtag bi sunu net la comme am na benn vidéo bu neex kii tey def ñu ko envoyé nañu vraiment ubbee leen lii quoi ambiance bi parce que bari na ay maçon ay ñeneen ñi nga xam ñi ngi ci yeneen domaine di liggéey nii la ñuy seetaane dañuy def seen ay vidéo di posté di ñu ko envoyé mu nekk lu fun xool leen vidéo bi ñu ñëwaat. non mais comme que da nga doon wax loo doon wax waa koñ ba nga xaw a triste daal ma jox la lii image bi mu nekk lu fën. waaw reetaan loo na et puis c'est trop nees la. di liggéey lu neex la ma ngay deux pas de jëlal lii dagg na. nga jàng fecckatu pàccaa ngay. nga daa nga fecc pàccaa nga. non miinu ma ko noonu nag. miinoo ko man dama ko daan fecc ak sama pap mais waaw daf ma fàttali ay souvenirs yu neex. mais nii la bonne humeur. féexal leen xol yi na relax. na cool lépp looy mën ci def na ci am. exactement joie de vivre dafa am solo joie de vivre mooy tax sax sa liggéey. nga daal di ko def avec accomplissement. xam nga yow de yii fi ànd naag joie de vivre balaa ngaa xëy balaa ngaa jàll nii ci antenne bi di nga puudaru diw parfum wu. yi fi jigéen daal joie de vivre bi amul yi fi jigéen la rek. di nga fecc fii. waaw jigéen nga ko seqal yi fi jigéen la rek yàlla baax na. lan mooy image du jour bi tey. donc image du jour bi xam nga dañuy faral di gis ci mur yi nit ñi di ñëw foofu ngeen baal ma kàddu ba di fa saw. Yenn saa yi dañ fay daal di afficher benn image bu ñuy naan arrêter de d'uriner ici. léegi nag dafa am kenn koo xamante ne dafa changer texte bi ñu gis ne texte boobu texte bu am bu am kii la daal. bu am sens la bu am sens la nañ ko seetaan. mi ngi nii. voilà ce message sera plutôt dissuasif qu'un interdit d'uriner. waaw xam nga dañu comme d'habitude dañuy wax interdit d'uriner te taxul nit ñi dañuy dem uriner foofu. donc kii nag ñëw bind ne dama soxla seen urine. su ko defee comme sénégalais dafa xam nga xel bi day kii. dafay xaw a jaxasoo. bu fa naroon saw sax du fa saw. day xalaat mystique bi. voilà bu fa naroon saw sax du fa saw. man de su ma gisee benn mur bu ñu bind j'ai besoin de vos urines wax ma la dama fa saw dama fa jege sax. kon nag bind leen ko ci mur yëpp su ko defee ñu arrêté loolu. gars yi arrêté loolu mais image bi nice la. dina joxe leçon bu cool. waaw am na tamit beneen image boo xamante ne aussi dama ko gis mu daal di ma neex trop. des jeunes de Guinaw Rail ñooy rendre hommage ki nga xamante ne moom moo faatu fan yi. donc ci ndox bi ñu daal di ko gis ñoom ñëpp dañu daal di tëdd ci suuf. ñu daal di leen jël une photo vue d'en haut. avec la complicité de la régie ñu daal di ko seetaan. ñu xool. li ko ci inondation bi am na benn ndaw bu am ñaar fukki at ak juróom wala bu ci toll. daal di ci ñàkk bakkanam ndax dafa laboon léegi nag waa Guinaw Rail yi ñoom ñoo ko doon rendre hommage. defoon nii démb mu nekk image bi nga xam ne partagé nañ ko ci réseaux sociaux yi ñëpp di ko partagé ñoom. lii lañ gisoon ñu ne 5 minutes yoo xam ne dañu tëddoon nii ñu jël photo yi daal di ko rendre hommage ki nga xamante ni waa Guinaw Rail la ñàkk bakkanam ci période inondation yi nag ñu koy dund métti na gis nañ démb reportage bu am solo bu si Salif Sow def fële ca
Kër Massar mu nekk image yi nga xamante ni yu doy waar la donc en tout cas di masawu ñi nga xamante ni ñoo dund actuellement inondation yi Sénégal gi yëpp la ndaxte ku nekk xam nga sax même boo xamul di nga xam keneen ak keneen koo xam ne actuellement mi ngi dund ci image ci jafe-jafe lii nga xamante ni mooy inondation yi te loolu nekk na lu am solo. dëgg la Mamadou donc bu ñu jógee ci loolu aussi dafa am benn vidéo boo xamante ne ni dama la koy indil. parce que vidéo bi maa ngi gis ne que mi ngi tourner. et chaque fois dañuy naan ci biir vidéo bi que ne président moom mooy xeex ak chef de cabinet. Oui, c'est vrai. donc ñi ñëpp ñu bëri daal ñu ngi koy partagé ci groupe bi di wax alors que vidéo bi fake la rappelez-vous à chaque fois que am na benn vidéo boo xamante ne day jàll ci réseaux sociaux yi ñun dañ koy jël daal di def li nga xamante ne moo di fact checking bi daal di def wan lañ leen ko fi da ngeen di dem ci site Invid wala yeneen site yu ñu leen wan fii ngeen daal di vérifier ndax vidéo boobu juste na donc ñu daal di seetaan vidéo bi incha allah. Voilà c'est vrai parce que man depuis bërki démb la xaw ma maa ngi gis ay statut WhatsApp yi ku nekk di partager en plus dañ ci boole benn texte ne kii président Guinée la benn directeur cabinet la doon xeexal bi encore une fois balaa ñoo partager ñu xool ko encore une fois balaa ñoo partager dara ci réseaux sociaux yi nañ ko xool bu baax fan la amee ki ko partager en tout cas vidéo bi sax datewul tey vidéo bu yàgg la en général dañ koy indiwaat depuis 2018 la dañ koy indiwaat rek di changer contexte yi kii dañ ne président Guinée la comme ni ko mairie waxoon kii boo xoolee bu baax rek jarul sax nga def fact checking ngay xool bu baax rek xam ne kii du président Guinée. non du président Guinée boo xoolee kanam bi rek bu dee play ngeen vidéo bi replay ko de profil di ngeen xam ne que ne du président Guinée bi et puis comme on l'a dit cette vidéo date de 2018 donc 2018 ba léegi 2020 ça fait 2 ans et dañ ko génnee ci contexte am xëy na ay autorités yuy xeex mais ce n'est vraiment pas le président de la Guinée ak ki nga xamante ne moo di chef de cabinet. sunu rôle la dañuy boole utile ak agréable hashtag bi sunu net la boo leen amee lenn ay doute am nañ équipe digitale bu xarañ bu nekk ci ginnaaw ci yenn vidéo yi yenn image yi nga xam ne parfois dañuy changer contexte yi wax nañ leen ko wan nañ leen ay application wala ay site internet wala ay plateforme yu simple yoo xam ni mën ngeen fa dugg vérifier am leen temps toujours di vérifier ndaxte fausse information balaa boo ko partagé doo xam yan loraange la war a mën a jur surtout ci période yi nga xam ni ñëpp a ngeeg seen smartphone ñëpp a ngeeg seen connexion internet période yi wala ñu ci ëpp donc balaa ñoo partagé ñu xool bu baax a baax hashtag bi ñun sunu net la te ñun dañuy partagé suñuy information nekk na lu wér. nekk na lu wér d'ailleurs ci partage d'information boobu sax laay surux daal di la laaj ndax yëg nga campagne actuellement bi nga xamante ne mooy def fureur ci Facebook campagne Seyane. waaw hashtag Seyane de gis naa ko boo ubbee sa téléphone da nga koy gis. waaw loolu mais gis naa ni daf c'est innovant. man ndax comprendre ma bu baax a baax. te gis naa ñuy jël ay texte wolof boole ko ci kii. parfois ma naan mais. ñii seen campagne bi naka la xam naa ni yow nag moom yëfi jigéen ñi ñor na la trop. waaw non yor na ma trop ndax man moom je suis pour la cause féminine. donc campagne Seyane bi je pense que depuis léegi 4 jours. mi ngi daal di commencer di inonder li nga xamante ne mu di réseaux sociaux yi muy Facebook di Twitter wala Instagram. donc benn campagne la de 10 jours. de sensibilisation boo xamante ne ni c'est sur la valorisation des efforts de la femme. maanaam dañuy sensibiliser si jigéen buy dem sëy ji kër goro. kër belle-mère ak nekk fa ak ay njëkkeem donc li ñuy naan bien-être de la personne maanaam nekkinam foofu nga xamante ne jigéen la dafa génn kër waajuram daal di dugg beneen kër bu dul këram donc si loolu la ñuy nekk en fait di sensibiliser nit ñi parce que jigéen ñu bëri ñu ngi nekk seen biir sëy jigéen ñi nga xam ne dañuy jóge seen kër dem di sëy ci yeneen kër yi ñuy dund voilà li ñuy dund parce que ñu bëri loolu la mooy li ma wax rek waaw mooy li ma wax rek c'est-à-dire am na ay jigéen yu bëri yoo xamante ne ñu ngi seen biir néegu sëy di sëy seen biir kër goro mais di fa dund lu metti donc campagne boobu c'est pour sensibiliser ñi nga xamante ne ñoo di belle-mère yi ñi nga xamante ne ñoo di njëkke yi ñi nga xamante ne ñoo di jëkkër gi aussi à ce que ñu bàyyi xel que ne jigéen boobu dafa bàyyi kër bàyyi waajur pour ñëw nekk foofu donc actuellement ñu ngi ci 4e jour bi tey mooy 4e jour de campagne bi donc chaque jour dafa am li nga xamante ni moo di message bu ñuy lancer moo xam français la moo xam wolof moo xam yeneen langue am na sax d'ailleurs jot nañu am benn waxtaan ak ki nga xamante ne moo di Mame Diarra Bousso une des initiatrices du projet ñu déglu ko ñëwaat.
organisation communautaire buy liggéey ci wàllu aar jigéen ñi ak jàppale leen ci wàllu koom-koom et contre toutes les sortes de violence léegi nag ñu nag sunu yeneen naataango yi nekk ci organisation féminine yi sunu mbokk activiste yi ak suñu càmm ñi nga xamante ni ñu ngi jàppale jigéen ñi dañu lancé woon campagne bi tudd Seyaan Seyaan nag boo koy dégg mooy jigéen bi nekk ci kër gi fa sëy te yaatuñu ko kon ñu jàpp ni tey jii képp koo xamante ni accueillir nga sa belle-sœur wala sa belle-fille ci sa kër tey ko ci anam bi mu rafetee kon bu ko ci campagne bi ñu ngi lay jaajëfal di la encourager. képp koo xamante ni yaa ngi tey doomu jàmbur ci sa kër yow ak say doom di ko ñooñantal di ko xoqatal ñooñu la ñuy waxal pour sensibiliser leen pour que ñu gën a rafetal seen toogaay pour que ñu xam ni jigéen ñooñu xam te ni ñu tey ñoo nekk seen kër di sëy ak seen doom dañoo bàyyi seen yaay bàyyi seen papa bàyyi lépp ñëw ci seen kër que seen bien-être dafa am solo. muy jigéen ñi nga xamante ni dañuy jàng muy jigéen ñi nga xamante ni dañuy liggéey muy jigéen ñi nga xamante ni ñu ngi leen di woowee femme au foyer ñu toog rek ci kër gi di leen jàppale ci mbirum kër gi ñooñu dañ leen a war a valoriser ñi ko képp koo xamante ni yaa ngi recevoir doomu jàmbur muy jàng nga jàppale ko si jàngam yéene ko ni nga yéene sa doom jàppale ko si ay ambition si yow si ngay rêver sa ambition doom képp koo xamante ni yaa ngi recevoir doomu jàmbur muy liggéey nga jàppale ko ci liggéeyam carrière am jëm kanam nga yéene ko li nga xamante ni loolu nga yéene sa doom suñu càmmeñ yi tamit ñu leen di ñaax jigéen ñu ñuy sëyal ñu leen di nemmeeku di xool lan la ñuy dund ci seen biir kër yi ndax loolu am na solo ndaxte temps yi suñu organisation bi ñu nga fay recevoir jigéen ñoo xamante ni ñu ngi souffrir mettit bi ñuy dund sax jéggi na dayo doo mën a toog di ko nettali te boo waxee na la sa borom kër def dañ naan diggante yaay ak jabar dafa metti diggante rakk ak jabar dafa metti waaye waxtaan am na di leen waxtaan di ñaax seen waajur yi di ñaax seen rakk yi di ñaax seen cousine yi comme ça ñuy yaatal jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñooy sëy si voilà mi ngi noonu campagne bu am solo gis nga ko ci réseaux sociaux yi hashtag bi Seyaan la gis naa ni ñëpp a ngi koy partagé góor ñi tamit ñi ci jàpp bu baax. waaw góor ñi ñu ngi ciy jàpp bu baax d'ailleurs sax nee nañ que ne porte-voix yi si bëri ay góor lañu. donc pour dire que implication góor yi ñu ngi si bu baax ndaxte ñoom tamit am nañ si wàll. ndax boo jëlee jabar yóbbu ko sa kër yaay. da nga koy daal di def rek comme ni mu nekkee doom incha allah. donc voilà defe naa ne c'est une bonne. incha allah nag ñeme na ko xanaa yow nii. waaw tey moom laa yeewoo damay yeewoo benn mot damay faral di yeewoo démb macha allah la woon tey incha allah. donc mi ngi noonu donc di leen féliciter rek di leen féliciter ci seen campagne bi. et di wax ñëpp rek ñu jàpp ci yow bëgg naa gis sa photo profil. ak dinaa ko def Seyaan combat jigéen ñi man daf may ñor en tout cas combat bi nga xamante ni mi ngi jóg ci réseaux sociaux yi ñun tamit du ñu jóg ci réseaux sociaux yi di xool action yu baax yu nekk Sénégalais yi di ko def dañ koy ñëw partager d'ailleurs gis nga bonne action yi dañ ko fi lancé gis nañ ni quartier yi léegi ñëpp a ngi góorgóorlu ku ci nekk di wane sa photo def ñu hashtag sunu net ku nekk ngi jéem a def lu baax ci sa quartier pour partager ko Sénégal gi yëpp gis ni benn quartier wala benn région desatul ginnaaw. dëgg la donc benn quartier wala benn région desatul ginnaaw moo tax tey ñu daal di dem fa nga xamante ne moo di Lambaye. ndax lii benn journée de nettoiement la dans le cadre du programme de Lambaye. sport et citoyenneté. donc ñoom voilà élèves la ay élèves ak ay étudiants yoo xamante ne nii ñoo daal di nettoyer li nga xamante ne moo di poste de santé bu Lambaye ak ay ses alentours li ko wër. donc ñu leen di jaajëfal bu baax ci action boobu di leen di encourager à chaque fois parce que ce sont des actions citoyennes yoo xamante ne nii dafa baax nit ñi di ko gis te ñu nit ñu koy fësal di ko wane. def leen ay actions citoyennes partager leen ñu ci hashtag bi sunu net ñun tamit ñu partager ko won ko téléspectateurs yi won ko internautes yi ñi ngi ñëw ci kii kan la ak bu yàlla ne waaw. tey kan la ñuy wane. tey moom am na koo xamante ne nii dama indi photom ma daal di leen ko tegal rek avec la gars yi bari dañ koy xaar ñëpp ngi xaar jëngal bi il faut ñu utal ko sax jëngal ndax suspense yi ci nekk ak waaw yooyu noonu gars yi dañ koy xaar non lii dañ koy xaar ñëw taxaw ñoom ñëpp dañuy taxaw ku nekk ñëw taxaw di xaar mais dinañ ci ñëw ak ay yeneen surprise inch'Allah vieux wan ma photo bi ñu defee nii suñu bopp bi sax balaa bi mu leen nii waa xoolal
kii kan la waaw kii moom internet yi mën ngeen ñu wax kii kan la ak bu yàlla ne waaw. naka la mel tey soo leen ko mënee def rek comme ni ko Doudou Ngom suñu gagnant kii enfin suñu. ki ñu tànnoon mais exactement moom laa jot photom nii actuellement. malheureusement téléspectateur yi duñ ko gis photom moom dem na ca CSB rond-point cité Kër Gorgui mi ngi nii def photom. waaw daal dinañ ko partagé lundi ak internet yeeg téléspectateurs yi dem na jëli loowam du gagnant wax naa ko du jeu. dañuy tànn rek. dañuy tànn kenn rek ci réseaux sociaux yi. au feeling ku joxe réponse bu baax bi image bi ñu tànn tey kii la ñu leen di laajte kii kan moo nekk ci ginnaaw image bi wala kii kan la wala bu yàlla nee waaw la. waaw bu yàlla nee waaw suba du am lundi ñu ñëw mais kii nag nga gis ni gars yi bari duñ xaaral ma xool d'habitude damay xool ci internet bi kanam bi xaw na kii na waaye dina am déjà ñu commencé joxe ay piste ne kii la kii sëguma am na ñu commencé trouver nag mu leer. tant que sénégalais la dañ koy trouver. tant que sénégalais la dañ koy trouver mais ñu joxe keneen sénégalais rek. kon waaw mi ngi noonu kon dinañu trouver gis naa kenn déjà ku teel a wax ne kenn du ma wax tur bi. waaye internet yi déjà commencé nañu réagir réponse bi lundi dañ leen di bàyyi am ngeen vendredi samedi dimanche ba lundi ñu ñëw wax leen kan moo nekk ci image bi pourquoi pas mën nga am possibilité ñu yóbbu la fële ca Jili CSB rond-point cité Kër Gorgui nga dem jël sa lot ki ñu tànnoon muy Doudou Ngom. waaw dem na léegi photo wu léegi lundi dinañu partagé photo bi. incha allah suñu jógee si kii kan la ñu daal di leen indil li nga xamante ne mooy lii lan la parce que démb indi woon nañ leen benn appareil photo boo xamante ne nii nee woon nañ ne génération 2000 xëy na ñoom xamuñu kan la. mu di photo bi defe naa ñii nga xamante ne nii. suñu papa yeeg suñu kii ñu doon dem màkk dañuy ñëw. affaire bi da ngay xoolee ci biir di ko bës. di gis ay photo màkk kaaba beeg yooyu yëpp ci nekk donc. ñun foo nañ ci. mais am na ay internet yu ko trouvé quand même. am na ay internet yu ko trouvé. ñu dul 2000 ñi xanaa ñu dul 2000 de. waaw même bu dee 2000 dañuy dem laajte rek xam nga léegi moom tonton Google est là pour tout le monde ak suñu maam yeeg suñu yaay yi ñu ngi fi. mais am na beneen boo xamante ne nii. indi naa ko te boobu moom gëw ma nit ñi trouvé ko. xoolal bi. xam naa voilà. gis nga lii. lii lu mu doon image bi moom yombul moom. lii lan la yombul moom image bi vieux wan ñu image bi ñu laaj ko internet voilà bi. bi yombul. lii lan la ak naka lañ koy utiliser wax leen ñu daal. ñi ngi xaar seen ay commentaires hashtag bi sunu net la li ñu desaloon ci heure nag mi ngi jeex. heure bi jot na. waaw émission bi ñëpp ngi laaj mu gudd mu yaatu mais lii moo gën mu gàtt rek te am solo. lu neex du doy. lu neex du doy. Mary waaw. lu neex du doy donc merci Mamadou. xanaa rek di jox dig daje internet yi lundi incha allah le 14 septembre. su ko defee ñu daal di démarrer une nouvelle semaine incha allahu rabbi d'ici là portez-vous bien on va voir si week-end bi ça va porter ses fruits ndax dina amati cas parce que à chaque fois bu ñu ñëwee le lundi. c'est waaw day neex sax day neex. day am lundi dañuy am émission bu tar day neex donc mais en tout cas di jaajëfal téléspectateurs yi jaajëfal internet yi gis nañ déjà seen ay messages encouragement yeeg ni ngeen di participer ci émission bi interactivité bi gis nañ lépp en tout cas jaajëfal nañ leen bàyyi nañ leen question bu yàlla ne waaw bi ki nekk ci ginnaaw photo bi ak surtout image yu loolu li Mary indi léegi ne loolu lan la image boobu nekk naa ko mais fàtte naa tur bi quoi xam naa ak internet yi dinaa ci xam dara hashtag bi sunu net la bu leen fàtte tey la jeudi dañ leen bàyyi ak ay vidéo yu ñu leen dajaleel yu neex ñu tuddee ko les perles du web tey la jeudi di remercier ki nga xamante ne tey moom solol lii rafet na trop di Balestil numéro téléphone 77 712 74 93 77 712 74 93. soo paree remercier ki la solal nga ma remercier aussi ki nga xamante ne moo fi jaar ndax pareeguma woon nag ma këf donc tunnel de la mode merci pour solal bi ak Yacine merci pour le maquillage donc rendez-vous lundi. voilà rendez-vous lundi incha allah ñu ngi may wax ne mooy numéro bi ma doon joxe sax yeggul bàyyi ma yeggale waat ko numéro téléphone Balestil 77 712 74 93 77 712 74 93 jaajëfal téléspectateurs yi jaajëfal suñu mbokk internautes yi hashtag bi sunu net la ñu daal di démarrer déjà suñu week-end envoyé leen ñu seen ay images envoyé leen ñu seen ay vidéos dinañ ci tànn yenn di partager ndoo ko ak téléspectateurs yi jaajëf. ba bàyyi leen nag ak Yeewu Tere ak Oustaz mi ngi ci ginnaaw di ñu xaar ñun nag jox nañ leen dig daje ba altine ci beneen numéro li xew ci biir internet bi. ministre tey mooy interlocuteur bi. non ministère des inondations Serigne Mbaye Thiam la. moo koy gérer Serigne Mbaye Thiam eau et assainissement. yoru inondation. Serigne Mbaye Thiam non Mansour Faye mooy yore inondation. Mansour Faye changé nañ ko.
Mansour Faye leneen la yor léegi inondation bañ ko fiy taxawal ba Khadim Diop yoroon ministère bi ba ñu paree dañ ko dissoudre ministère boobu amatul. tey interlocuteur bu nit yi soxla. pour ministère bi wax dëgg. Zena Galomoda. Nita dulu feria. Nti emnea. Abuka pari olila. Okay. Ne turari. Quelle est la différence entre le Sahara et le désert? Vous avez dit la Sahara et le désert. La Sahara, là où beaucoup de sable, il y a des superposements. Par contre, le désert, c'est là où il y a les cailloux. Comment appelle-t-on les habitants de la Mecque? Les mécaniciens. Comment appelle-t-on les habitants de Malgache? C'est malgachois. Comment appelle-t-on les habitants de Monaco? Les monascars. Les monascars. Don't jump to put jeans on, baby, you don't feel my pain. Please don't give me hype. Write my name in ice. Can't argue with you.